gis nañ ni 2007 am na benn daan bi leen daanoo daan boobu eggoon na ci 13 milliards 959 millions waaye ñoom ci li ñu xam tàmm ko maanaam dañ tàmm bu leen daanee ñu yëkkati li ñuy wax ay wax ñu ñaaw xaw a xupp li ñuy wax ARTP xaw a léeg-léeg aussi di bàyyeeku moo tax bañ leen daanee 13 milliards yooyu la ba ñu jógee def taxawee noonu ARTP dellu gannaaw ba daan boobu ñu wàññi ko ba mu nekkaat 1 milliard 500 millions waaye itamit bu ñu ci li nga xam ne si ci yeneen ponk la ñun en tant que waay taxawu ñi nga xam ne ñuy taxaw waay jëfandiku yi yàgg nañu jot ñi nga xam ne ni dafay egsi ci ñun nga xam ne itamit waay jëfandiku yi ñooñu koy eggee ñu ngi gën a taxaw di wax ni manquement yooyu ñun xam nañ ni manquement yi ARTP wax manquement yu dëggu la parce que ñun ku ci ne dina jot ay réclamations yoo xam ni maanaam ay mbir yoo xam day ñëw ci yow di wax ni qualité bi mel réseau bi baaxul léegi association de consommateurs yi maanaam ñi nga xam ñoo taxaw waa jëfandiku yi te nangu tënk bataaxal bi le mu nekk fukki kuréel ñun wax nañ ni ñu ngi jàppale encore une fois ARTP ci jàppale yu njëkk ya Très remonté contre l'acharnement que subit l'ARTP et la mauvaise qualité de certains opérateurs de télécommunications. Les associations des consommateurs et d'utilisateurs n'ont pas hésité à crier leur ras-le-bol. En effet, suite à la décision de l'ARTP de sanctionner les opérateurs pour manquements constatés dans la qualité de service, une campagne médiatique sans retenue est déclenchée par l'opérateur Orange Sénégal et Free Sénégal pour dénigrer le travail de l'autorité qu'est l'ARTP sur la base de arguments non fondés, pour ne pas dire fallacieux. Ainsi, elle magnifie le travail qu'accomplit l'ARTP et lui propose de toujours appliquer les sanctions le plus rapidement possible. ARTP sont trop importants ces enjeux pour être laissés au bon vouloir de quelques opérateurs privés de téléphonie mobile. C'est pourquoi nous, les 10 associations sénégalaises de consommateurs et d'utilisateurs susmentionnées, comptons mettre en œuvre des activités de plaidoyer et de sensibilisation afin d'accompagner l'autorité de régulation des télécommunications et des postes pour la réussite de sa mission. Sur ce, les associations des consommateurs mettent aussi en garde les syndicats de la Sonatel. Nous demandons également de reverser le montant des pénalités perçues aux consommateurs qui sont victimes des manquements des opérateurs. Disons que nous n'accepterons pas une reculade quelconque sur les sanctions appliquées. Précisons que la Sonatel et les autres opérateurs peuvent user des recours légaux, administratifs et judiciaires mis à leur disposition par la loi. En définitive, elle estime définir d'autres plans d'action s'il n'y a pas de solution d'ici peu de temps.
donc man suñu association Modiec bokkoon na ci ñi ànd ak ARTP dem ci gox-goxaat yépp bu ñu demee dajeg nañu li ñuy naan administration territoriale maanaam muy sous-préfet gouverneur ak préfet yu nekk ci dëkk yépp daje ak maire am na dëkk yoo xam ne mën naa jël benn dëkk bu tudd Saara-Yoba qui polarise par exemple 14 000 habitants boo demee ci chef-lieu de commune ba le maire s'appelle Ibrahima Ndiaye pour lay joxe foofu xamuñu luy ADSL xamuñu ko connexion bi day daw te am na marché boo xam ne élevage lañ fay def ñi jóge Guinée Conakry Guinée Bissau ak Gambie ak waa Sénégal di fa daje donc loolu moo tax may naan Sonatel yenn chiffres yi fan la koy jëlee ak fan la koy tibbee te tamit demoon nañu fu tudd Patabati Gambie dem wetu Guinée Bissau ak dëkk yu bari dafay am interférence réseau yi te dañuy jënd crédit duñu gis crédit te ma leen di ñaan yéen suñu mbokk journalistes yi ku ci bëgg rek vidéo yi man c'est disponible mën naa la koo jox Abdoulaye Daouda Diallo mi nga xam ne mooy ministre du budget dëkkam amul réseau boo demee Orkadiéré bii nga xam ne DG Abdou Karim Sall moo fa nekkoon yenn gox-goxaan yi lu mel ni Polel amul réseau te dëkk yooyu ëpp na 1000 habitants ay firnde laa leen di jox bokkul tamit ñëpp xam ne RIA dafa am partenariat ak Sonatel kër yu bëri mi ngi am ay problème li may wax waa diaspora dinañ ko firndeel dinañ ko seede duñu mën a fexe ba jël seen envoi ak seen retrait pour fay seen scolarité doom wala ku feebar wala dépense su kër gi tamit ma yëgal leen Sonatel saa yu ñu woowee ñu ngi nii toog pour présenter ñu produit la ARTP di dinañ woo ñu évaluer ñu wax suñu problème mais Sonatel bu ñu woowee pour présenter produit bu pare nañ ci réclamation yi ñun dematuñu sax 1441 ndax dañoo sonn naka ngay réclamer ñetti yoon sa mbir réglé wul ñu ne ñoom mënatuñ ci dara foofu la ñuy yem loolu journalistes yi ñëpp xam nañ ko te du yoon te le droit à l'information c'est fondamental lu war la droit à l'éducation waaye ñëpp xam nañ dëkk bi dafa bëri analphabète ñu bëri jànguñu mais boo indi numéro wala bu dara amee da nga koy wax nit ki wala ñu dugalal la jeu yoo xam ne yëgoo tinoo ñu lekk sa crédit wala ñu defal la ay publicité yoo xam ne xamoo loolu yëpp du yoon ARTP sax man mii Modiec damay ne lu ñu leen daan dafa tuuti ndax lu tax qualité du service ak réseau la ñu wax problème ADSL problème fibre optique problème de transfert yooyu yëpp génne wuñ ko buñ ko si yokkoon wax nañ ay 50 milliards donc man Modiec ànd ak sama naataango yii association de consommateurs man de dama ci ànd damay ne sax nañu yokk te ñoom nañ def ne ARTP def nañu jël association de consommateurs ñu dem ci terrain vérifier que li ARTP wax du dëgg ñoom même bu ñu gasee tuyau pour dugg seen fiir yooyu risque yi fay am ñun dañuy jot ay réclamation ay xale dañ ciy dugg duñ ko suul fa la ñuy bàyyi bu seen travaux yi jeex normalement liñ leen daan sax dafa ndaw. ba nga xamee ni mbir boobu daan boobu la am na bi nga xam ne ki ka teg mooy ki am sañ-sañ bi moom la ñuy wax ARTP moom mi nga xam ne ni moo am sañ-sañ di saytu ba noppi di càmbar liggéey bi nga xam ne ni kuréel yooyu le ñi nga xam ne dañuy wax kenn ki ñu ngi koy wax Sonatel keneen ki ñu koy wax Free maanaam Tigo keneen ki ñu ngi koy wax aussi Expresso am ay daan ci xaalis yoo xam ne dañ leen ko teg benn bi mi ngi egg ci 16 milliards 727 millions 712 mille 422 francs ñu daan ko Sonatel beneen bi ñu daan ki nga xam ne dañuy wax Free ci 2 milliards 527 millions 108 92 francs beneen daan bi itamit mu nekk li ñu teg Expresso mu nekk ci 1 milliard 28 millions 466 mille 443 francs maanaam ñetti kuréel yi nga xam ni ñoo nekk ci biir réew mi waaye ñetti kuréel yooyu itamit tooguñu rek ne yàcc ne yasal ndaxte ñoom itamit jël nañu seen li nga xam ni ñoom lañ jàpp noonu la ñu war a défendre seen bopp maanaam dañu war a taxawoo seen bopp
loolu nag ñun xam nañ ni duñu si dellu soit yu bëri parce que ñoom lu bëri li ñuy wax yaakaar naa ne yéen ñi fi toog nga xam ne yaa ngi di jàlle kàddu yi yore jokkoo yi aussi jàlle ngeen ci lu bëri te askan bu nekk jot na ci waaye seet nañ ni ba yëkkatee daan yooyu le li nga xam ni la ñuy wax ki ñuy wax Sonatel moom dafa jóg ci njëlbeen jël ñi nga xam ne la ñuy wax ay syndicat maanaam ñi nga xam ne itamit kuréel la bi nekk ci biir këram ñi nga xam ni ñoo yore di saytu liggéeykat yi nga xam ni ñoo nekk ci biir Sonatel mu yëkkati leen ngir ñooñu yëkkati ay kàddu yu ñaaw kàddu yoo xam ne dara du ci dëgg teg ko ci kaw ñi nga xam ni tey mooy ARTP maanaam ki nga xam ne ni yoon may na ko sañ-sañ ngir mu càmbar sa liggéey ba tax na loolu xam nañ ni Sonatel baaxoo na ko lu mu tàmm la waaye tamit li mu mën la maanaam mëneem la gis nañ ni li mu waroon def mooy au lieu que ñu jël au lieu que liggéeykat yooyu la nga xam ne tey ñoo waroon défendre seen outil de travail maanaam ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci biir kër gi li ñu waroon def moo doon am nañu sañ-sañ taxaw ki nga xam ne tey moo leen jël pour ñu liggéey waaye ñooñu jël nañu kàddu bu ne yëkkati ko ngir di yàq deru ki nga xam ni mooy ARTP te am sañ-sañu càmbar liggéey bi ñu def syndicat yooyu ñoom nee nañu ci seen kàddu ñoom que kuréel bi nga xam ni am na sañ-sañ càmbar seen liggéey ba noppi di ko saytu nee nañu kuréel boobu gis nañ ni fuy élection du jotee rek faw kuréel boobu yëkkati ay daan ci xaalis teg ko seen ndodd waaye itam yemuñu ci nee nañu daan yooyu ñu leen teg dafay nasaxal seeni koom-koom waaye itamit ci loolu jël nañ ci dem ba nga xam ne li ñuy wax tali bi parce que ñoom fi seen kuréel nekk dafa nekk ci tali jël nañu baari tali boobu ba noppi teg ci di wax ni kuréel bi nga xam ni mooy ARTP dañuy dem ci kuréel boobule ngir def fa li ñuy wax benn toogaanu ñaxtu waaye syndicat yi dañu fàtte ni ñoom rek nekkuñu fi comme kuréel comme kuréel bi nga xam ni ñoom ñoo yore ñi nga xam ni mooy jokkoo ak jokkalante bi ndaxte ñetti kuréel la waaye ñoom rek ñoo si jóg am taxawaay bu ñaawee noonu waaye am na itamit loo xam ni itamit mi ngi ci xam nañ ni Sonatel dafa baaxoo lépp loo xam ne dañ koy teg ci daan moom tàmm na ñu koy daan ci mbir yooyu la li nga xam ne dañ koy wax ci affaire qualité de service du réseau maanaam li nga xam ne dañuy war a jokkoo bi ni mu gën a rafetee ni mu gën a sellee gis nañ ni 2007 am na benn daan bi leen daanoo daan boobu eggoon na ci 13 milliards 959 millions waaye ñoom ci li ñu xam tàmm ko maanaam dañ tàmm bu leen daanee ñu yëkkati li ñuy wax ay wax ñu ñaaw xaw a xupp li ñuy wax ARTP xaw a léeg-léeg aussi di bàyyeeku moo tax bañ leen daanee 13 milliards yooyu la ba ñu jógee def taxawee noonu ARTP dellu gannaaw ba daan boobu ñu wàññi ko ba mu nekkaat 1 milliard 500 millions waaye itamit bu ñu ci li nga xam ne si ci yeneen ponk la ñun en tant que waay taxawu ñi nga xam ne ñu taxaw waay jëfandiku yi yàgg nañu jot ñi nga xam ne ni dafay egsi ci ñun nga xam ne itamit waay jëfandiku yi ñooñu koy eggee ñu ngi gën a taxaw di wax ni manquement yooyu ñun xam nañ ni manquement yi ARTP wax manquement yu dëggu la parce que ñun ku ci ne dina jot ay réclamations yoo xam ni maanaam ay mbir yoo xam day ñëw ci yow di wax ni qualité bi mel réseau bi baaxul léegi association de consommateurs yi maanaam ñi nga xam ñoo taxaw waa jëfandiku yi te nangu tënk bataaxal bi le mu nekk fukki kuréel ñun wax nañ ni ñu ngi jàppale encore une fois ARTP ci jàppale njëkk ya di teelu itamit di jaajëfal ARTP di ko nag tatagal parce que nag ku def lu rëy am lu rëy ci taxawaay bi nga xam ne def na ko
ndax taxawaay bi ci njëlbeen taxawaay boo xam ne daf ci boole ñëpp la ndaxte lépp lu mu def kuréel waa jëfandiku yi xam nañ ko waaye tamit ñi nga xam ne itamit ñoo yore jokkoo bi ak jokkalante bi xamoon nañ ko maanaam képp koo xam ne daf nekk ci biir mbir bi rek xamoon nga ba pare mbir bi doom daanoo moo tax ñu koy jaajëfal ci li nga xam ne def na ko càmbar na ko di jaajëfal aussi expert bi mu jël maanaam ki nga xam ne ni tamit ñoom ñoo def liggéey boobule ci nga xam ne tamit liggéey bi egg na ci fukki gox-goxaan ak ñeent yi nekk ci biir réew mi résultat yi itamit ñu ngi ko ci jaajëfal ñi nga xam ne tamit dafa jël liggéey bi wasaare ko ba ku nekk jot ci moo waral te waxtaan bi am ñu ngi tamit dellu di gën a dëgëral suñu taxawaay wax ni ARTP bu mu yoxi bu mu layam bu mu nangu kenn koo xooxatal ndaxte ñun ñu ngi ci gannaawam ci ba géej bi di fer beneen bi itamit ñu ngi wax ki nga xam ne itamit mooy état bi maanaam ki nga xam ne itamit moo ñu tënk ñun ñëpp ñu ngi koy wax mu gën a dooleel ARTP gën a dooleel itam yi nga xam ni ay këyit la yi nga xam ne nii daf ci bokk ngir gën a dëgër liggéey bi ngir waa jëfandiku yi seeni sañ-sañ ak seeni mën-mën képp ku fi nekk bëgg a liggéey itamit nga mën a tënku ci loolu la ñu ngi wax itamit du ñu nangu lenn loo xam ne ni ARTP dina ci dellu gannaaw ñu ngi itamit leeral waa Sonatel ak yeneen kuréel tamit yi mel ni Sonatel bu ñu jóg am nañu sañ-sañ def li nga xam ne ñuy wax ay recours maanaam dellu ci bu la yoon daane nga ne ànduma ci yoon mel na leen ko ñu ngi tamit wax di leeral di am beneen taxawaay bu dëgër ne syndicat Sonatel yooyu le taxawaay bi rek dëgëru rek yam ci waaye tamit ñu ngi leen di artu bu ñu jógee ne dañuy dem ci biir ARTP pour fa sitting bu ñu fa ñëwee dañuy fa fekk te boobaa nag li ñuy wax rek ci nga xam ni Thierno Diagne ko wax ngeen baal ñu àq ci kàddu bi du ma fa menace ba ñu egg waaye bu ñu fa ñëwee lu ñu fekk rek loolu la mais nañ fa fekk. ñu ngi tamit di invité syndicats yi ak aussi ñi nga xam ne tamit ñooy opérateurs yi ci benn waxtaan bi nga xam waxtaan bu yaatu la ngir ñu def ko ngir ko dëgg feeñ ndaxte ci biir waxtaan rek lañu mën a xamee dëgg parce que utuñu lenn loo xam ne ni dañ koy def ngir daan kenn ci biirum xaalis mais dëgg lañu bëgg dëgg bi feeñ parce que dëgg boobu moo ñu boole. donc di sant di gërëm ñëpp ñu ngi ko def tey ci bés bi mu nekk le 5 janvier 2022 association yi nga xam ne tey ñoo ko signé muy kuréel yi fukki kuréel yi ñu ngi ko gën a xamee ci ACSIF ak A2CN ñi nga xam itamit ASDIC la ak ASDEC ak ASUTIC am na aussi Foscogène am na aussi LCS am na aussi MOJEC am na itamit RFCP am na aussi SOS consommateur di leen jaajëfal te di leen daatagal jërë ngeen jëf.